Assalamualaikum warahmatullah. maa ngi nuyu yéen waa Sénégal di nuyu ku ne sa tur ak sa sant di nuyu yéen waa diaspora bi man la Cheikh Tidiane Diouf ñu gën maa xamee ci Baye Fall ma nekk nag citoyen boo xam ne dama gis li dëkk bi di doxee ma xalaat ne am naa si xalaat loo xam ne war naa ko ci mën a apporter moo tax ma ne xaaral ma def benn déclaration bu am solo boo xam ne war na mën a jëmale suñu réew kanam rawatina si mbas mi ñu nekk nii waaye balaa ma ciy xuus bu baax damay baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak si weer wi dugg nii muy weeru koor weer wi xam ne weer wu sell la ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mbas mi xam ne moo nekk si réew mi mbas mi xam ne moo nekk ci àdduna bi yëpp mu teggil ñu ko ñun ñëpp bu dikkee ku nekk war a mën a dellu si say activité loolu ñu koy ñaan yàlla suñu borom mu defal ñu ko ñu ngi ñaan yàlla suñu borom tamit mu jéggal ñu suñuy bàkkaar parce que am nañ ci lu bare bare ñu koy ñaan mu jéggal ñu ko bu baax a baax a baax a baax ba ñu war a mën a dem ci leneen ak xel mu daal gannaaw loolu nag dañuy wax tey si mbas mi muy coronavirus ñu wax si conséquences yi li tax li mu indi li tax kenn mënta liggéey li tax kenn mënta déplacer li tax kenn mënta lekk loolu war nañ ci mën a wax et pour cela j'ai jugé nécessaire n'est-ce pas de remercier le personnel soignant commencé ko si ministère n'est-ce pas de la santé en l'occurrence le ministre même Abdoulaye Diouf Sarr wàcce ba fi gën a suufe ñoom ñëpp ñu ngi def liggéey bu am solo bu incommensurable boo xam ne vraiment ñun ñëpp dañ leen ciy remercier dañ leen ciy féliciter gannaaw loolu ñu ngi féliciter aussi tamit le président de la république pour les efforts yi xam ne moom mu ngi koy mener donc ñun ñëpp gis nañ ne mu ngi def ay jéego ñu ngi ko ciy remercier bu baax di ko ci féliciter waaye dafa am lu des te li des dama bëgg loolu mooy manquement yi dama bëgg ñu wax ci tuuti ñu am luñ ci leeral parce que buñ xoolee tey ji Sénégal bi mbas mi duggee Sénégal moom coronavirus ba indi fi ay cas yoo xam ne nit ñi mënuñu ko war a comprendre rawatina muy cas importé bañ dem à un moment donné après le 4 avril parce que dañ ne woon pic bi ñu ngi koy atteindre carrément le 4 avril le 4 avril bi mu passé ñun ñëpp état sénégalais noté nañ ne amatuñ cas importé donc avant daanuñu am ay cas communautaire yu bari wala suñu am cas communautaire benn lay doon wala 2 wala suñu amee tey benn dinañ toog 3 jours wala une semaine door amaat beneen cas communautaire mais dañoo seetlu ne bii cas importé yi jeexee ba léegi chaque jour cas communautaire day am te dafay jéggi dayoo lim bi léegi loolu xaw nañu def problème parce que ñun mën ñu ko comprendre parce que mën ñu concevoir coïncidence boobu cas importé yi jeex cas communautaire yi yokk donc buñ amul explication boo xam ne war nañu mën a may xalaat ñu xam ne nii la fa demee tamit day jéggi dayo donc foofu damay wax chaque jour ne ministère bi foofu am na manquement de communication parce que communication bu jaaroon ni mu waroon a jaare population bi dañ comprendre lu bare si loolu laay wax ba léegi buñ gisee léegi nii nit ñi bëgguñu toog seen kër malgré le confinement partiel parce que Macky Sall li mu jot expliqué c'est-à-dire couvre-feu bi mën nañu ko considérer comme un confinement partiel c'est-à-dire ku nekk nga toog sa kër parce que du obligation mais da ngay toog parce que da nga war a toog en tant que yow si yow la dépendre soo neexee génne mais 20 heures bu jotee da ngay dugg par force parce que couvre-feu donc confinement partiel lan moo tax ñu bari respecté wuñu ko lan moo tax ñu bari dem si marché yi di rayante lan moo tax ñu bari di jéem a def le tout pour def ay déplacement urbain parce que suñ toogee seen kër duñ lekk buñ toogee seen kër duñ lekk te ñoom comprendre buñ carrément ndax cas yi xam ne ñu ngi koy dégg chaque jour ak nombre de décès yi ñuy dégg chaque jour ndax existé na wala existé wul parce que man gis naa si ay nit ñoo xam ne chaque jour il se pose la question n'est-ce pas de savoir ndax lii am na wala amul loolu damay pointer le doigt là-bas c'est-à-dire expliquer benn affaire boo xam ne faille la bu jógee ci ministère de la santé mooy lan tey jii boo demee partout yi xam ne réew yi xam ne mbas mi laal na leen
ñoom ñëpp ils ont fait un petit documentaire, n'est-ce pas, dans les hôpitaux pour expliciter les choses pour que ñun ñi comprendre xam ne ça a bel et bien existé lii am na. mais suñu réew ñun amul benn télévision boo xam ne mas lañ gis mu teg benn image boo xam ne soit fan la wala feneen non non si réew mi amul. débat sax dafay am si plateau yi télévision yi dañuy obligé indi des images soit étrangères c'est-à-dire dañuy indi ay images yoo xam ne si yeneen réew la alors que ñun am nañ suñu réew te nee nañ hôpitaux yi am na ay patients yu bari te ñun gisuñu si benn. bu dee masque ñu ngi koy gis wax naa ko démb bu dee masque ñu ngi koy gis bu dee gel ñu ngi koy gis bu dee savon ñu ngi koy gis bu dee madaar ñu ngi koy gis mais gisuñu patient nañ waxante dëgg gisuñu patient te loolu faay la bu jógee si ministère de la santé parce que journalistes yi ma xam télévision yi ma xam boo leen waxoon tey may nañ leen n'est-ce pas possibilité ngeen ñëw si hôpitaux yi ñu équiper leen ngeen am équipement de protection ngeen mën a jël quelques extraits mais image bi da ngeen koy def mu fulu soxlawul nit ki kanamam di feeñ pour ñu mën a ràññee di ko stigmatiser soxlawul dara l'essentiel dañ xam ne hôpitaux yi am na ay patients yu fi nekk pour loolu day sensibiliser n'est-ce pas la population à ce que ñu rester ces ailes loolu c'est dafa am solo mais loolu bu amulee donc population yi gars yi dañuy dutee looloo waral génne gi di am looloo waral xëccoo yi di am si biti loolu am gars yi di wàllante si biti cas communautaire yi di gën a bari si liñ jot a comprendre. donc buñ yeggalee si aspect boobu ba léegi le président de la République Macky Sall bi muy def n'est-ce pas sa présentation n'est-ce pas de l'aide alimentaire au port autonome mais dañ ko téléviser dañ ko filmer foo tourner si médias yi dañ koy gis nga xam ne riz yaa ngi nii ceeb baa ngi nii bari na ñun ñu ngi koy gis ñu téléviser ko. donc pourquoi pas mën ñu téléviser aussi tamit les patients soxlawul ñuy wane seen kanam encore une fois mais nañ dem ne serait-ce que pour ñu dem si hôpitaux yi def un petit documentaire pour population yi si boppam ñu xam ne feebar bi mu ngi fi te daanal na ay nit parce que sénégalais lu mu gisul du ko gëm naturellement lu mu gisul du ko gëm te maa ngi profité si occasion boobu wax leen beneen affaire boo xam ne mox loolu benn la sénégalais bu gis loon dee du ko gëm. Sénégalais bu gis loon dee du gëm ne dee am na la preuve xam nga yàlla suñu borom bi mu wàccee alxuraanu karim pour nit ñi jàng ko pour mën a xam li mu bëgg ak li mu bañ pour mën a xam li mu santaane pour expliquer leen ne dee am na am ñu jàng alxuraan xam li yàlla wax am na yoo xam ne jànguñu ko mënuñu lire wala bëgguñu ko jàng yàlla lan la si teg yàlla dafa wàcce oustaz boo xam ne mooy jàng alxuraan googu pour firi ko pour ñi xam ne mënu woon a am possibilité ñi xam ne mënuñu woon a jàng téere bi ñu am nit ñu leen koy expliquer ci seen langue am ñu mu doy am ñu mu doyul am ñoo xam ne foofu gëm nañ fa ne dee am na am ñoo xam ne gëmuñu ko yàlla la si teg yàlla dee la wàcce bi mu wàccee dee xam ne yow da ngay gis dee ñi ànd ak nit chaque jour ngeen di fanaan nga xëy ñu tàggee la ko nga xam ne lii bel et bien am na nga door koo gëm Sénégalais noonu la mel par rapport ak mbas mi tant que gisul patient mën ko gëm loolu mooy problème bi fii au Sénégal tant que nit ñi gisuñu hôpitaux yi gis patients yi tëdd comme ni ñu koy gisee si yeneen pays yi duñ ko gëm carrément malgré am na parce que ñun ñëpp gis nañ ne vraiment feebar bi indi na ay ravages partout dans le monde ñun ñii kiñ gën a considéré mooy xam ne Pape Diouf dem si yàlla na ko yàlla xaaree aljana feebar bi moo ko yóbbu moom lañ gën a xam moom lañ gën a miin ñi si des miinuñu rek mais moom lañ gën a miin te mbas bi moo ko yóbbu donc feebar bi kenn naataablewul ne am na fii si Sénégal waaye dañu bëgg ay explications yu gën a leer dañu bëgg des images moo gën ñuy jël ay images yoo xam ne si yeneen pays la jóge di ko forcer ñu ni pour ñu koy xool te ñun am nañ n'est-ce pas des journalistes am nañ ay télévisions yoo xam ne mën nañu am accès n'est-ce pas aux hôpitaux pour mën a prendre quelques images pour wan ko population pour ñu toog seen kër parce que Sénégal soo ko tiitalee rek day toog këram loolu yaakaar naa ne leer na. waaw beneen point bi xam ne bëggoon naa ko leeral mooy wàllum mesures yi xam ne suñu président de la République son excellence Macky Sall jël na ko mais buñ seetloo tuuti mooy ñun ici au Sénégal ça se voit qu'on a n'est-ce pas qu'on n'a pas la capacité sanitaire pour prendre en charge les cas graves wala mieux pour les sauver loolu amuñu ko nañ xool loolu bu baax
parce que tey jii Sénégal bu ñu xoolee bu baax cas grave yi ñu am yépp dañoo mujj a décédé cas grave yi ñu am yépp dañoo mujj a décédé loolu li muy wane mooy li muy firndeel mooy ñun am na étape boo xam ne bu ñu fa àggee rek kenn dootul mën a contrôler dara kenn dootul mën a fajati kenn kon donc pour ñu bañ a yegg foofu il faudrait que état bi voire le ministère n'est-ce pas de la santé prenne ses responsabilités en ce qui concerne n'est-ce pas le coronavirus à l'état actuel li mu war a def mooy def un petit documentaire comme ni ma ko waxoon pour mieux sensibiliser n'est-ce pas la population yaakaar naa ne loolu am na solo suñ ko defee ñun li ñu bëgg atteindre comme suñu objectif incha allah dinañ ko am beneen aspect bi xam ne bëggoon naa ci wax mooy wàllum mesure draconienne yi xam ne le président de la république son excellence Macky Sall jël na ko commençant par n'est-ce pas la salutation c'est-à-dire nga nit nuyu la nga jël loxo jox ko loolu suñu président interdit na ko pourtant def na ko au palais parce que bi muy recevoir n'est-ce pas kujje gi c'est-à-dire opposition bi ñëpp ñi ñëw ku si mel ni ñoom Idrissa Seck ñoom Ousmane Sonko ñëpp salutation bi ñu def ak moom ñëpp a gis nañ ko par kudd la nuyoo wala nga def respecter la distanciation nga ñëw am noo ko nuyoo après nga dem toog ngeen waxtaan mais seetlu nañ ne bii sëñ Modou Kara bi mu ñëwee Macky Sall dañ joxante loxo malgré amul danger si ñoom ñaar parce que ñoom ñaar ku nekk kenn amew si virus bi mais chaque jour di joxe image bi baax dafa am solo parce que ñii toog di la seetaan yow si yow la ñuy sukkandiku en tant que njiitum réew kon donc dafa baax am na erreur yoo xam ne waroo di ko def si seen kanam parce que loolu mooy tax ñoom it ñuy mën a violer n'est-ce pas les lois loolu day tax ñoom it ñuy mën a violer aussi tamit les mesures parce que am na benn proverbe en anglais bu wax lu am solo moo ne charity begins at home c'est très important charity begins at home loolu bu ñu koy firndeel ci français mooy la charité bien ordonnée commence par soi-même si wolof dafa am ñaar signification bu njëkk bi mooy lan balaa ngaa laax jaay da ngay laax lekk mais nekkuñu si contexte boobu si ban contexte lañ nekk si beneen signification mooy balaa ngay digle càngaay da ngay set balaa ngay digle càngaay da ngay set ci contexte boobu mooy balaa ngeen naan respecté leen nangam sangam na fekk yow tamit nga koy respecté parce que loolu dafa am solo parce que ñi xam ne ñoom ñoo may sañ-sañ le président de la république 3 mois yi pour muy mën a jël mesure bu ko neex muy waa assemblée nationale ñoom bi ñuy voté projet de loi bi soluñu masque distanciation aussi tamit am fa et ils se permettaient ñoom ñu discuter entre eux te amul benn problème parce que fii Sénégal dañuy considérer ne vraiment maladie bi wala pandémie xëy na ñi pauvre lay laal wala ku am xaalis ku nekk autorité nekk ndaanaan war la mën a laal booy sol costume feebar bi war la mën a dugg moo tax ñoom ñuy mën a toog di rassembler di toog di waxtaan di waxante seen biir mais bu dee ñun ñi xam ne ay fakir lan amuñ dara buñ defee benn erreur bu ndaw rek maladie bi dañuy dugg mais ñoom ñooy ñan gis nañ seen exemple boobu avec n'est-ce pas Pape Diouf gën ñu ko doon daanaan ndam si yàlla gën ñu ko doon daanaan te pourtant maladie bi moo ko yóbbu ñeneen boo demee à l'étranger di nga gis ay nit ñu am solo ay autorité maladie bi moo leen yóbbu kon kooku maladie bi xàmmewul ko am xaalis xàmmewul ko amul xaalis xàmmewul ku ñuul xàmmewul ku weex mais Sénégal dañoo bëgg nit ñi respecter les mesures barrières commençant par l'État même parce que moom moo ñu jiite bu respecté wul ñun dañu mën a respecté si loolu laay profité wax leen lii parce que mënuma concevoir chaque jour ñuy am benn décès la nuit on se permet de voir n'est-ce pas Youssou Ndour chanter loolu dañ ko war a wax parce que mën ñu comprendre chaque jour ñu ne am nañ benn décès guddi gi Youssou Ndour def xawaare Youssou Ndour même n'a pas respecté les mesures barrières dañ koo xam te pourtant moom moo njëkk a teg benn slogan ànd daan corona nii la ñuy daanee corona toog sa kër toog Super Étoile wër la waa TFM wër la di la filmer ngeen di way di xoolante di waxtaan di bége loolu la ñuy daanee corona te Macky Sall si boppam moo interdire n'est-ce pas toute réunion privée comme publique quelle que soit la nature Macky Sall moo ko interdire moo ko wax waaw loolu lan la rassemblement si kër war a xawaare waaye tey jii bu daayira amoon daayira ñun ñu war a toog war a zikkar bu leen fekkee dañ koy tas parce que def nañ ko
ñëpp la ñuy wax dimbali ni même bu dee 5 personnes dañuy tas daayira bi parce que dañ naan sous prétexte ne rassemblement waru leen li Youssou Ndour di def du rassemblement. Jimi Mbaye toog fii Mbaye Dièye Faye toog nii Youssou Ndour toog nii ñeneen ñi toog nii ñuy kontaanante di wayante moment bi xam ne n'est-ce pas la situation était sérieuse si diggu situation fi mu gën a sérieuse si la Youssou Ndour di xawaare chaque jour koor gee tax mu arrêté ko nii mais bu koor gi dafay continuer ngir yaakaar ne loolu yoon mais du yoon parce que porteur de voix boo ko nekkee am na contexte yoo xam ne da nga war a jël lii xam ne moom nga tàmmoon di ko def l'habitude sa routine da nga koy jël tege ko nële xam ne nekkatuñ ci contexte boobu bu dee way nga daan def xam ne porteur de voix bi jëlal way bi nga tege ko nële parce que la situation est sérieuse l'heure est grave chaque jour ñuy wax l'heure est grave nan lañ koy fajee ay way non du ay way parce que way yooyu mënoo si sensibiliser kenn parce que way yow fi wayoon jëlaat ko di ko wayaat di way ay mbëggeel ani corona ak mbëggeel na laalew ñu donc loolu war nañ xoolaat yu mel noonu ñoom si seen biir bu ñu defee erreur nañ koy reconnaître te bañ a rëy même bu ñu nekkee milliardaire sax li ñuy def c'est pas normal te dañ cee war a wax Sénégal moo nekk pays boo xam ne yow boo pauvre boo waxee kenn du la lijjanti yow muy riche boo defee amul benn problème boo violé loi amul problème mais kii amul dara noonu bu violé loi dañ koy tëj moo tax Sénégal ñi pauvre dañuy gën di pauvre ñi riche dañuy gën di riche foofu laay profité wax si ñun waa Thiès yàlla dañoo dimbali may ñu maire boo xam ne nit ñi respecté wuñu tey ji boo demee beneen région dañuy xas ñun waa Thiès dañ naan ñun yéen seen maire bi woykat la muy Talla Sylla moom mooy le premier magistrat n'est-ce pas fii nii xam ne mooy Thiès kon donc am na yoo xam ne waru ko parce que ñun ñi état thiessois suñ génnee tey Thiès yi dem si beneen dëkk mais dañ naan ñun suñu maire moo fi gën suñu maire def na lii suñu dëkk def na lii suñu dëkk mais il suffit juste ñu ne yéen seen maire woykat la wala fecckat la dañu am lu ñu metti en plein corona fii affaire yi gënee sérieuse Talla Sylla ñëw ñu yaakaar ne déclaration bu am solo lay def mu naan xanaa mu nit baajo xanaa corona du fi jaar di way mais loolu c'est pas sérieux c'est pas normal parce que ñun du loolu la ñuy xaar si moom parce que ñun dañ bëgg jiit bu am fulla dañ bëgg jiit bu am personnalité waaye jiit bu am compétence nag du si ay way lañ koy wane parce que bu doon way rek mënoon na dem nekk chanteur kon donc loolu day wane ne ñun ñi nekk ci ginnaawam noonu lañ mel alors que demeewul noonu parce que Thiès gi boo waxee ñu ne Thiès ay comédiens ñoo fi dëkk Sénégal fépp boo wax ne Thiès laa dëkk ñu ne ay comédiens ñoo fa dëkk alors que tel n'est pas le cas feu Léopold Sédar Senghor moo njëkk doon maire ici à Thiès am na ñu bari xamuñ loolu Léopold Sédar Senghor moo njëkk doon maire fii Thiès est-ce que kooku théâtre kat la woon di woon théâtre kat Idrissa Seck lépp lu ko nit mën a wax ne du toog si réew mi mais liggéeykat la te am na personnalité di ngeen ko mës a gis fenn muy way mais pourquoi ñu am maire nag bu tudd Talla Sylla mu ñëw di way di ñu ñàkkal fay dañu waa Thiès loolu duñ ko nangu beneen affaire si corona bi mu ne chaque jour daal ñoom dañuy dépenser 15 millions yoo xam dañ koy def comme nourriture jox ko daara yooyu noonu mais loolu boo ko xalaatee xam ne lii warul mën a nekk wala bu nekkee waru fa woon a nekk parce que 15 millions chaque jour comme dépense di ko jox daara yi loolu mënul nekk ci moment boobu am na ñeneen population yoo xam ne ñu ngi dëkk di souffrir buñ ndekkee doon añ buñ añee doon reer am na yeneen liggéey yoo xam ne waroon na des travaux préalables defoo ko nga xaar ba moment bi di profiter parce que moment bi dafa nekk moment boo xam ne ñu bari dañ ko jàppee le moment propice pour eux pour ñu mën ci profiter di wane ñoom seen jàmbaar te mosuñoo doon jàmbaar auparavant donc loolu dafa am solo pour ñu siy bàyyi si xel sinon buñ ci bàyyiwul xel affaire dina gën a kéemaane te bu kéemaanee dina yéeme si ñëpp ba kenn dootu si mënati daal. bu ma paree si loolu maa ngi far wax si li xam ne mooy aide alimentaire bi daanaka foofu laay far daanale aide alimentaire bi tey jii buñ xoolee niñ ko répartir mais loolu arrangé wul population parce que tey jii suñ ne 1 million de ménages la ñuy jël jox leen ay aide alimentaire waaye ñeneen ñi ñoom xanaa bokkuñ Sénégal wala ñaar Sénégal moo am wala buñ nee courant bi dañuy jël 975 522 ménages fayal leen courant
waaye gis des xanaa bokkuñu si wala ñooñu bokkuñu Sénégal bu fekkee ñooñu Mali lañ dëkk nan wax buñ nee ndox mi dañuy jël 670 000 ménages fayal leen facture ndox waaye ñi si des bokkuñu Sénégal mais loolu du yoon c'est pas normal pourtant état bi mënoon na am beneen idée parce que yaakaar naa ne état anticipation la loolu ñëpp xam nañ ko da ngay anticiper beneen idée mooy lan au préalable mais mu wàññi nourriture denrée de première nécessité mu wàññi ko tey jii riz yi xam ne gis nañ ko ñu filmer ko Macky Sall la nekk ci ànd ak ay ñoñam ñu filmer ko ñoom ñëpp kontaan war ñu si kontaan parce que c'est un devoir parce que c'est un devoir la parce que xaalis bi ñuy yor di si jënd ay ceeb di si def leneen wala di si fay ko suñu xaalis la ñun ñoo ko moom dañ ko jox ne ko am yaa ñuy jiite mais li nga yor ñun ñoo la ko jox kon donc ñoom amuñu pour di si kontaan wala ñun ñu leen di tàccu di leen applaudir parce que seen devoir lañu war a def rawatina devoir yi matul parce que ceeb bi ñu wane yooyu yëpp ñu war ko séddale si Sénégal ñii dul am ñoo ëpp ñuy am ñun de Thiès ñun amuñu ñun ñii amuñu te man ñi ma xam ñi ma laaj si yeneen dëkk ñoom nee nañ amuñu mais loolu li ko gënoon a yomb mooy wàññi ceeb bi kilo bu doon jar exemple 300 nga def ko 150 exemple loolu dina permettre ñëpp ñu mën a am accès si ceeb bi diwlin bi nga wàññi ko bu dikkee ñëpp mën a am accès si diwlin bi courant bi xam ne da nga ne 975 000 ménages ngay fayal courant mais nga wàññi courant pour Sénégal yëpp mën a fay seen facture normale wàllum ndox mi tamit nga wàññi ko mais moo gën nga ne da ngay fayal ñenn ñi bàyyi ñeneen te amaana ñi ngay bàyyi ñoo gën a néew doole ñi ngay fayal parce que on sait jamais donc loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo te bëggoon naa vraiment ñu bàyyi si xel bu baax a baax sinon corona si boppam du rey nit ñi mais xiif mooy mujjee rey nit ñi parce que am na noo xam ne suñ ko continuer nii di pousser nit ñi à ce que ñu confiné wu exiger nit ñi ñu confiné wu boobaa corona rayatul kenn mais xiif mooy mujjee rey nit ñi parce que Sénégal si boppam pour mu dund carrément day génn ci biti dem lijjanti ko parce que démb maa ngi koy seetaan jàkkaarloo Bouba Ndour ci boppam mu ngi doon exiger à ce que nit ñi reste seen kër mu ngi doon wax joxe exemple ne moom xaw ma fan la doon dem gis ci boulangerie gars yi rang foofu pour jënd mburu mais buñ rangul jënd mburu lan la ñuy def buñ jënd mburu lan ñuy def dañuy dem tëdd seen kër xiif rey leen foofu dañu war di bàyyi di comparer loo xam ne c'est pas comparable parce que mënuma concevoir yow nga nekk millionnaire wala nga nekk milliardaire naan ñi ni dañu war a toog seen kër dañu war a confiné wu parce que yow boo confiné wu doo ko yëg boo confiné wu il suffit juste nga jël sa téléphone allo nangam sangam indil ma nangam sangam ñu indil la nga lekk mais beneen Sénégalais bu génnul njabootam duñ lekk moom du lekk waaye kooku donc koo mën a xam boo ko joxul lu mu lekk kay da koy lijjanti ji parce que loolu mooy problème bi conséquence bi xam ne mooy ni ñu doxalee aide alimentaire conséquence bi loolu la mooy koo joxul lu mu lekk da koy dem lijjanti parce que kenn du toog sa kër tëj sa bunt ne da ngay woor pour 1 mois woor boo xam ne amul lekk amul dara loolu kenn du ko nangu loolu mooy problème bi daanaka loolu buñ ci wutee ay solution ay saafara mooy def le tout pour aide alimentaire bi ñu renforcer ko ni ñu koy renforcer mooy diminuer n'est-ce pas prix yi bu dikkee bépp sénégalais bépp famille bépp ménage man see am accès pour ñu mën a dund boobaa nag su leen neexee ñu tudd ay fi may terminer mooy wàllum éducation parce que comme ni ko Nelson Mandela waxee nee na education is the most powerful weapon that we can use to change the world maanaam éducation mu nekk la anam bii gën a mag boo xam ne war nañ ko mën a utiliser pour changer monde bi te buñ ne éducation jeunesse moo tax ñuy wax jeunesse moo tax buñ ne éducation jeunesse moo tax ñuy wax parce que waxuñu mag ñi tax ñuy wax mais jeunes yi ñoo tax ñuy wax mais jeunes yi léegi jumtukaay bi xam ne moom lañ soxla pour mën a jàng ci moment yi amuñu ko te pourtant ñoom les autorités créé nañ des plateformes biñ créé seeni plateforme mu ne élèves yi étudiants yi dinañ leen jox ay cours ci telle plateforme il faut que ngeen dem foofu pour mën a gis cours yeeg yu demee noonu mais est-ce que bi ñuy wax loolu
am nañ ci seen bopp ne du étudiant yëpp wala du élèves yëpp ñoo am matériel électronique boobu loolu dañ ko war di xalaat parce que boo jëlee Sénégal 80% yi amuñu ko parce que sóoraalew ñi nekk ci village yi sóoraalew ñu leen sóoraalew ñu ñooñu amuñu machine amuñu téléphone comme yii Android amuñu ko amuñu wifi xamuñu luy connexion lan lañ xamoon mooy xëy dem école dem jàngi bu demee xëy na ci yeneen ville yi ñooñu ñi ko yor ñooñu lu néew la donc tey jii suñuy jël ay cours di ko dugal ci yenn plateforme yi di ci glorifié wu di taxaw ci médias yi naan élèves yi ñu ngi jàng wéy affaire yi mu ngi avancé donc côté éducation tout se passe très bien patati patata di ci glorifié wu ça c'est faux c'est pas juste c'est pas sérieux parce que yeneen élèves yi wala yeneen étudiants yi ci dëkk bi lañ ko amaana ñooñu sax ñoo war a mën a développer réew mi ëllëg donc lan moo tax wutuñu beneen idée am na réew yi am na dëkk yoo xam ne amul télé am na dëkk yoo xam ne amul électricité te boo amul électricité yooyu mënul am kon donc anticipation boobu état waroon def la deful moo tax répercussions yi moo nekk nii conséquences yi moo nekk nii te buñ moytuwul carrément année blanche lañ jëm non buñ fi nekk sax di se voiler n'est-ce pas la face nañ waxante dëgg lii nii bu continuer année blanche mooy am Sénégal parce que élèves yi ñi xam ne sax am nañ jumtukaay yi war jànguñu parce que Sénégal dafa tàmm su jàkkaarloo yow mënul jàng soo ko envoyé cours du ko xool du ko vérifier ñii nilaar ñu ngi gën di nilaar am na ñoo xam ne jàng nekkul seen bopp kon donc nan lay def ba réew mi avancé nan la ñuy def ba réew mi avancé kañ lañ gëj a wax si wàllum éducation. parce que tey jii nii buñ jëlee exemple France ñoom démb seen ministre n'est-ce pas de l'éducation nationale def na benn communiqué benn déclaration xamal leen ne le 11 mai jàng war naa mën a am mais jusqu'à présent ñun suñu wàllum éducation waxaatuñ ci ñu wàllum éducation te éducation mooy base réew te waxaatuñ ci le 4 mai lañ waxoon mais ñoom ñi waxoon le 4 mai xam nañ bel et bien ne le 4 mai élèves yi mënuñ jàng parce que situation actuelle fu mu toll ni le 4 mai jàng mënul ne mais dañu war a defaat beneen communiqué étudiants ak élèves yi xam fan lañ féete ñu xam li leen war xam li leen di xaar pour ku si waroon def yeneen cours supplémentaire nga dem defi ko moo gën ñu topp beneen aspect bàyyi ko éducation sinon année blanche lañ jëm non sérieux car bu kon nee nii ñu négliger yenn détails année blanche mooy am te année blanche bu amee moom dañ jàpp ne retard bu mag lay doon ci réew retard bu mag lay doon ci ressources humaines mooy élèves yi yooyu noonu parce que di nga boo demee ba nekk mag nga koy réccu parce que di nga mas a fàttaliwu ne telle année demoo classe supérieure donc manqué na la dara ci sa avenir yàqal na la salaire ci sa avenir yàqal na la compétence ci sa avenir donc loolu dafa mat a bàyyi xel am na ñu bari ñu ngi dem nii rek mais duñu xalaat aspect boobu c'est très important parce que ëllëg dafa am solo benn année bu la rëccee dina répercuter ci sa CV ëllëg dina répercuter ci sa vie ëllëg dina répercuter ci say compétence ëllëg parce que nit dina la raw ci compétence la raw parce que telle année ba muy def lii yow yaa ngi woon toog te lii élèves yi étudiants yi mënuñu ci daal état moo war a jël ay responsabilités ku ci mel ni réew bu mel ni Madagascar ñoom jël nañ ci responsabilité parce que dañoo trouver benn remède traditionnel boo xam ne Covid organique bi ñu ko jëlee ci boppam ñoom seen président d'année da koy jox élèves yi xam ne ñu ngi en classe de 3e terminale ak 3e année universitaire di licence L3 donc ñoom suñ ko naanee mercredi ñu mën a dem jàng mercredi sax la wax pour ñu mercredi ñu dem jàng donc kooku mu ngi vraiment mu ngi am benn aspect bu muy doxal ci côté éducation réew malgré fi situation bi toll mu ngi jéem a ut n'est-ce pas ay solution au problème looloo tax heureusement ñun suñu réew ba déclaration boobu di ko président malgache bi defee suñu njiitum réew démb il a effectué sa première commande pour remettre boobu alhamdulilah yàlla na yàlla mootal lépp ba commande boobu ñëw Sénégal ñu utiliser ko ñiy feebar tane ñiy feebarul bañ a feebar élèves yi mën a jàng heureusement ba def na première commande am parce que gis nañ loolu mais ñu ngi xaar commande bi ndax dina yëg si wala du yëg parce que Sénégal moom naturellement xam nga wax moom dafa yomb wax boo gis am na application bu ñuy xaar si wax bi te ñun duñ fàtte ñu ngi toog di déglu ñu ngi koy may temps
fii ak ñaata semaine wala ñaata jour xool ndax commande boobu dinañ dégg ni ñëw na Sénégal ñu ngi koy utiliser wala utiliser ñu comme que ñun suñu aada ak suñu cosaan ak ñi nga xam ne yàlla may na leen xëy na yenn xam-xam yoo xam ne war nañ ko mën a faj ci baatin kenn déglu leen parce que sama sëriñ ndeysaan sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane danaan faral di wax ne mbir mu mel ni bu amee waruñu nekk côté kër docteur képp dañu war a boole ñaar yëpp fajum wolof ay ñaan ak wàllum médecine ñaar yooyu yëpp la ñu war a boole pour faj gi gën a mën a yomb mais soo jëlee ne côté médecine rek ngay fajoo bàyyi ñaan yeex yooyu noonu dara du baax dara du dem peste amoon na fi biñ ci boole ay ñaan la fi jóge coronavirus gi suñ ci dugalul ay ñaan du fi jóge ak remède buñ fi mënte indi suñ ci dugalul ay ñaan du fi jóge ay ñaan nag mënuñu ko def di tëj ay jumaa di tëj ay jàkk loolu mënul ne ay ñaan pour mu nangu yàlla foofu muy dégg turam de te yàlla fi muy gën a dégg turam mu koy gën a neex jàkk jax jumaa la parce que étant musulman on ne peut pas se permettre de rester pendant un vendredi sans autant aller, n'est-ce pas, aux mosquées. Aux mosquées, au pluriel. Mosquée au pluriel, parce que jumaa yi dafa bari loolu dafa yéeme ñu toog vendredi yu bari kenn demul ci jumaa yëpp toog mais loolu dafa nekk loo xam ne jumaa yi sax ñu ngi jooy baatin jàkk yi ñu tëj ñu ngi jooy baatin donc loolu nekk lu aspect boo xam ne dafa ñaaw ci suñu diggante suñu borom te pourtant chaque jour solution buñ ko cherché woon am ko marché yaa ngi nii mu ëpp ay nit mu ëpp temps bu fa nit ñi di def te démb rek ministre n'est-ce pas de la santé lan la wax dañ ne 5 cas communautaires yi ñu amoon démb 4 cas yi ay commerçant lañ c'est-à-dire ci marché bi lañ jóge lan la si teg mu ne dañuy exiger n'est-ce pas le port des masques dans les marchés léegi lan moo tax exiger wuñu woon n'est-ce pas le port des masques dans les mosquées pour mosquée yëpp képp ku dem ci mosquée yi pour nga mën a julli wala pour nga mën a am accès ci biir mosquée bi mais nga takk sa masque n'est-ce pas distanciation bi ñu respecté ko ñu teg ay normes bu dikkee ñëpp mën a julli pour jumaa yi bañ a wét jàkka yi bañ a wét yàlla turam bi ñu koy màggal fu ne boobaa mën na fi teggi mbas mi mais tëj jumaa yi tëj jàkka yi ku nekk toog seen kër amul jàng alxuraan en groupe amul dara ba pare mais am na ay dajaloo di xawaare comme li Sundur di def am na ay dajaloo ci marché am na dajaloo ay maire di togg ay añ comme li taal si la def ngeen def na loolu noonu war na mën a dindi mbas mi fii te pourtant am na aussi yeneen bonne volonté yoo xam ne xëy na parce que wóoruma mais xëy na yàlla may na leen xam-xam parce que ñoom ñoo def seen déclaration am na koo xam ne man maa ko seetaan Tektal émission bu ñuy woowee Tektal Walfadjri waa ji fi boppam nee na moom suñ ko yóbboo ba si Fann n'importe quel hôpital suñ ko fa yóbboo loxoom bi lay utiliser buñ ko bàyyi patient yi mu taneel ñëpp taf ñëpp wér parce que loxoom bi nee na Allahu moo si ne mu teg si ne su ma duggee su ma échoué tëj leen ma kooku libéré na boppam nee na su amul tey ji ay résultat nañ ko tëj moom nangul na boppam parce que gëm na boppam xam-xam bu ko yàlla may la xëy na parce que wóoruñu mais au moins nee na nañ ko essayé parce que nit ku ne da ngay xool sa culture nit ku ne da ngay xool sa tradition waa Madagascar si seen tradition lañ xool ba trouver remède boobu ñun suñuy tradition bu ñu ko xoolee war nañ mën a xam ne Sénégal yàlla yàgg na fee baaxe ay nit ñoo xam ne am nañ xam-xam boo xam ne mën nañ ci ay yenn situation yi dara mais ñu jël ko yóbbu ko tey jooju kooku bu duggoon yàlla def mu faj ñu loolu du ndamu Sénégal ñu ne Sénégalais moo mën a faj coronavirus am na keneen koo xam ne moo woote 2STV la woote maa ngi koy seetaan nii si benn émission mu livré son numéro joxe numéro gars yi jël numéro mu ne soxlawu ma xaalis parce que man am naa xaalis mais suñ ma boole patient ma wéral ñëpp si xam-xam la ko teg ñu wóoruñu mais dañ ko essayé kooku dem na ba ne sax su ma fajul kenn dañ ma rey mais la moo tax ñuy négliger ñooñu léegi bëgg topp côté médecine boo xam ne ñi créé médecine sax mënuñu si feebar bi dara ñi créé médecine ba léegi mënuñu si feebar bi dara amul benn remède bu ñu mën a génne ne lii day faj coronavirus ñu ngi liggéey ci vaccin mu ngi jël temps patati patata waa Madagascar liggéey ñu ci vaccin mais seen tradition lañ ubbi pour mën a am remède boo xam ne paludisme la daan faj léegi fi mu ne war naa mën a faj coronavirus mais ñun nag Sénégal la ñuy xaar
kenn ne am naa remède ñu dem ñaani ko wala dem jënd ji ko indi mais suñ gisee fii des bonnes volontés yoo xam ne yàlla wërsëgale leen benn xam-xam bi boo xam ne suñ leen essayé mën na am ñu am ndam duñ ko def de ñuy xaar. donc tey daanaka lii laa leen indiloon pour wax si mbas mi fi mu toll fii ci réew mi wax li xam ne mooy conséquences yi à l'état actuel li ñuy dund nii mu metti trop waaye encore une fois ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mi xam ne dara teewu si barki weeru koor bi nekk nii mu teggil ñu ko si nu mu gën a gaaw yàlla suñu borom ñu ngi tuub parce que dañ laa tooñ parce que mbas su mu amee rek war nañ xoolaat bu baax yàlla tooñ nañ la bu baax parce que ñun xam nañ lii xew si réew mi xeetu bon gi doon am si réew mi ñun xam nañ ko donc loolu ñu ngi la si jéggalu yow mii xam ne yow yaa moom jaam yow mii xam ne yow yaa moom àdduna si boppam ñu ngi jàkkaarloo yow si weeru koor bi tuubal la jéggalu wàcce suñuy bopp pour xamal la ne bu nu sañoon nga wàccil ñu mbas mi pour ñu mën a dellu suñu activité loolu laa leen indiloon Sénégalais yi maa ngi jéggalu nag si bépp dëng-dëng lépp lu ma wax loo xam ne war ma ko wax maa ngi jéggalu xam ne état bee ko laaj tamit yëg-yëg bi moo ko laaj maa ngi leen jéggalu jërë ngeen jëf